Audio Jungle. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm bu baax te di ko sàkku ci yéen tey nag ñu ñëwaat ci seen émission lu ay di jàmbat daal di dalal Abdoulaye Mamadou Guissé yor parti bi ñuy wax MCSS mouvement citoyen pour le salut du Sénégal fulla ak fayda tey jii nag ñu fekk ko ci diwaanam fekk ko ci këram mu daal ñuy dalal ñu war a waxtaanee lu bari ndax tey jii yaakaar nañ ne Sénégal bëgg nañoo xam Abdoulaye Mamadou Guissé làqu bii mu làqu lan lay liggéey en sourdine surtout maa nag doomu Pikine yi yittewoo nañ tey jii xam Abdoulaye Mamadou Guissé borom parti MCSS mouvement citoyen pour le salut du Sénégal ci lan la nekk waaye balaa ñu dem au vif du sujet rek ñu daal di koy dalal di ko wax Abdoulaye Mamadou Guissé ñu ngi lay ziar bu baax a baax. asalaamaaleykum waa Ami TV asalaamaaleykum Malick Amar maa ngi nuyu waa Sénégal di leen sant mais aussi di jaale Sénégal yëpp si Ousmane Tanor Dieng mi bàyyeeku fi tey te moo xam ne muy perte bu mag pour Sénégal parce que muy homme d'état boo xam ne boolewuloon dara ak wax te tey bokk na ñi nga xam ne ñoo tabax réew mi Sénégal ndax bu dee Senghor a ko tabax Ousmane Tanor Dieng bokk na si ñi joxe brique yi ñu fondement donc ñu koy rendre un hommage mérité di féliciter aussi sunu Lions yi parce que qualifié nañu final après presque plus de 17 ans yoo xam ne toog nañu demuñu final Coupe d'Afrique te loolu nag dañ naan tombé waral ay gaaf loolu aussi dañ ci féliciter le président Macky Sall moom mi nga xam ne tey moom la fi yàlla teg comme président de la République. jërëjëf Abdoulaye Mamadou Guissé avant ñuy dugg au vif du sujet yaakaar naa ni Sénégal moom bu doon gato la tey jii képp ku ko partagé rek ñu am ci wàll ba tey jii mën nañ wax ne kilifa gu mag dem na di Ousmane Tanor Dieng tey jii balaa ñu dugg ci dara rek dañ lay wax ne la ban souvenir nga mujjee am ci Ousmane Tanor Dieng moomu. waaw Ousmane Tanor maa ngi mujjee toog ak moom bi élection 2019 bi. maanaam le 31 janvier 2019 bi ñu doon mettre sur pied directoire de campagne du candidat Macky Sall ci siège yu Benno Bokk Yaakaar boobu la ñu mujjee toog maa ngi moom ñu waxtaan mu xamal ma ne yéenay relève Sénégal yéen la Sénégal yaakaar ñun suñu wàllu wéy na wax ju rafet boobu la wax te tamit xamal ma république boo ci nekkee da nga ci adapté wu maanaam da nga war a xam ne lépp dafa dañ ko war a di waxtaanee waruñu weer lépp ci mbedd mi ndax lu ñuy weer ci mbedd bokkul ci république waaw nee na la diplomatie ne se fait pas dans les rues loolu la ma mujjee xamal donc te loolu aussi ma koy rafetlu ndax tey classe politique bi ñu ngi seetlu fii boo xoolee jéebante rek moo fi ne ay scandale ak scandale waxu scandale te yooyu aussi jëmalewul réew kanam réew lu koy jëmale kanam mooy solution parce que tubaab bi dañuy wax naan il y a jamais de problème mais il y a toujours des solutions parce que problème fu mu amee rek solution war na fa am te solution fu mu am rek problème amatu fa waaw donc te tey loolu man laa gis ci jeunesse bu bees bi dama gis ñu ngi ut ay solution par rapport au problème mais alors que homme politique yi fi nekk ñoom ils cherchent que des problèmes te loolu nag jaaduwul donc loolu laa mujjee am ci Tanor di ñaan yàlla aussi yàlla xaare ko àjjana yu gën a kawe waaw vraiment loolu laa koy ñaanal ci barke weer bu tedd bi ñu nekk. dëgg la ñu rafetlu kàddu yooyu bu baax ndax Amadou Hampâté Bâ daan na wax en Afrique traditionnelle quand un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui brûle tey jii ñu ñàkk kilifa gu mag waaye bu ñu jógee ci loolu bëgg nañ xam tamit sa jaar-jaar ndax am na xale yu mujjee juddu yoo xam ne tey jii Abdoulaye Mamadou Guissé rek lan am ci wax ji waaye tey am na loo xam ne tey dox nga ko ci wàllum culture ñu bëgg nag nga mosal ñu tur ci sa jaar-jaar balaa ñu xóotal.
waaw bon man sama jaar-jaar li may njëkk a wax mooy d'abord man Pikinois laa Pikine laa juddoo laa màggee laa yaroo te tamit même su dee taalibe sëñ Saliou laa yaakaar su ma dee Pikine lañ may suul parce que Pikine laa yaakaar donc munoo yaakaar Pikine ba pare ñu lay yóbbu feneen loolu benn la mais sama jaar-jaar concrètement mooy sama primaire école primaire maa ngi ko jàngee Pikine bi ma demee ba ci biir sama papa yóbbu ma Louga ndax ki ñu ma tuddee muy magam directeur la woon Pikine après ñu affecté ko yóbbu ko Louga ma ànd ak sama turandoo jàngi Louga delluwaat fii dem lycée Blaise Diagne Limamoulaye mais Blaise Diagne la amee bac bi ma amee bac commencé ànd ak président Ablaye Wade parce que boobu Ablaye Wade mu ngi ci opposition bi mais man élève étudiant laa woon boo xam ne dama man waddiste laa maanaam vision Wade laa topp moom laa àndal mais musuma bokk PDS man musuma am carte PDS musuma militer PDS donc Ablaye Wade laa doon topp di bind ci moom di wax ci moom ba ñëpp ràññi ma ci moom ba yàlla dogal ma dem ICOGES Paris def ingénierie culturelle bi ma jógee Paris ñibbisi créé lu ñuy wax observatoire de la musique et des arts du Sénégal OMART boobu ñu créé centre Colin Powell boobu muy centre boo xam ne dañ doon liggéey ak culture américaine parce que américains yi dañ doon ñëw Afrique mais du ñu xam nan lañ mën a def ba gëstu culture Afrique mais man ma créé centre boobu muy centre boo xam ne non seulement day former jeunes managers yi ñi nga xam ne ay médiateurs culturels lañu mooy tey ñi def management ñi def régie ñi def lu nekk ba ñu mel ni Amadou Seck mi ci la ñu génnee ak ñoom Fallou Ndiaye ak ñeneen même Djili Niang yoroon ndongolo donc ñun ñëpp dañoo nekkoon ñoo xam ne ñun ñoo leen yoroon tey plus de 1500 groupes de rap formé nañ leen centre boobu tey rappeurs yu mag yi ngay dégg fii ñoom Malal Fou Malade Pakoti yàlla na ko yàlla yërëm ay G-Bass ñoom ñëpp man maa leen formé donc loolu du lu ndaw tey ñooñu ñoo yore Sénégal am déet. mais modestie à part est-ce que tamit Sénégal war nañu am na loo xam ne bëgg nañ ko xam c'est-à-dire est-ce que ñooñu nga formé ñëpp ak tamit fi nga jaar ak ñoom est-ce que am nga seen reconnaissance bëgg nañ ko xam tey. non xam nga booy bu dee da nga nekk ci wàllu boo xam ne wàllu formateur soxla reconnaissance day ñëw naturellement tey comme tey Amadou Seck mii man xëcc ma ko pour mu ñëw ci man moom mooy wër di ma seet fu ma nekk ndax sëriñam laa moom même bu dee dem na ba ñu wàcce ko chaque jour day continuer di sàkku ngërëm mais am na si tam ñoo xam ne man dama leen considérer rek comme samay rakk ndax sama rakk bi nga xam ne tey ak ñoom ñoo nekkoon Jules Junior te mu ne woon Walfadjri doon def Black Label ak émission Ataaya mais ñoom ñëpp man émission yooyu yëpp ñun OMART bokk na ñi ko bind waaw ay émission Ataaya ay Black Label donc Jules Junior boobu yàlla na ko yàlla yërëm moom aussi si sama keppaar la màggee sama rakk la moo topp ci man sës ma rëkk yàlla na ko yàlla yërëm yéexe ñu donc ñu formé ñeneen ñoo xam ne tey am nañu ay agence de management ñi yore ay maison de production ñii nekk ay artistes ba nga xam ne tey jii dem nañu wax am banque boo xam ne mu ngi ko tuddee Mecomart mutuelle d'épargne et de crédit OMART banque boobu maanaam dem na sax ba artistes Sénégal yi ku ci bëgg tukki banque bi moo lay lebal billet avion ku ci bëgg génne album banque bi mooy lay financer 50%. ku ci am problème dëj wala dara banque bi moo lay lebal donc mais malheureusement suivi côté état amul te loolu nag ñun mënuñ ci dara parce que tubaab bi même bu lay indi alalam di la jox te gisul état bu ci jàpp mais tubaab bi day dem ba génne loxoom. américains yi tamit noonu dañ cey jàpp ba sonn am na rappeurs yu mag yu fi ñëw formé ay xale ku ñuy wax Dynamax moo formé ñoom Malal ñoom Fou Malade ak ñoom ñëpp ay G-Bass Dynamax Native Din groupe d'arab boo xam ne la du ñu jouer instrument yoo xam ne yu moderne parce que ñoom nee nañu dafa araam ñoom ci instrument ndënd rek la ñu utiliser te ay rappeurs lañu ay rappeurs yu jullite ay américains lañu indi naa leen fii ñu former jeunes yi ay ñu mel ni Heidi Harris écrivain bu mag la bindkat livre bu mag la woon Amérique ñëw na fii tàggat ay xale ci bind ak ñeneen ñoo xam ne ñëpp Pikine lañu ñëw jàppale ñooñu mais tey man li ma formé ci jeune ëpp na ay 3000 jeunes yu ma formé tey ñooñu ku ci nekk industrie culturelle nga ku ci nekk ndax la preuve Amadou bi ma lay wax ni tey Amadou mi
moom rek opérateur culturel la te macha allah mu ngi def li nga xam ne mun naa la wax ñi yore moyens fii yu bëri defuñu ko te loolu mooy xarañ du yore ay milliards parce que mën nga yore milliards te xamu fi nga jëm liggéey yoo ko tarbi woo ko mais ñoom dañ ko jàng xam ko tey moom day dem Gambie day dem fu ne day dem li muy def sax ci culture daanaka moom culture da ko yoreel parce que day dem fekk artistes yi fu gën a reculer ci àdduna bi jël propre moyen dem fa te Senghor loolu la waxoon Senghor dafa ne woon Sénégal mooy capitalu culture waaw te Senghor loolu mu waxoon mooy tey xale yii nga xam ne tey fu culture nekk fu culture tumuranke ñoom dañuy bañ ne du fi tumuranke tey boo xoolee damay gis sax yenn artistes musiciens yoo xam ne dañuy làqatu kenn xamu leen ñoom ñii ñu dem fekk leen fi ñu nekk jàppale leen te loolu mooy seen mission ñoom bu ñu ko defatul rek kon du ñu omarte nekkuñu omarte donc dañuy wax kon ay commerçant lañu ay baana lañu te man ñi ma yar ñëpp dama leen di yar ne culture boo ci bëggee yëngatu da ngay généreux maanaam bu ci ut alal mais alal tôt ou tard la ci fekk parce que boo demoon sax ba commencé am téeméeri at wala 80 ans da nga xëy suba teel mel ni Césaria Evora dafa doon musique amul lu mu lekk amul mbiskit sax bu mu lekk nekk ci île xëy suba teel bi mu demee ba am 80 juróom-ñett fukki at la benn tubaab seen ko ci place bi muy woy bi neex muy Morna mu yóbbu ko Allemagne mu am disque platine mu ëpp alal ci Afrique ndaw soosu te pourtant du sol dàll buy dem ndax ñu leen laaj ko lu tax mu ne aw mu njëgu dàll ku dem ba amool sax loo sol di day sa tànku neen mais bi mu demee ba am ay milliards ci culture dafa ne dañ ko laaj mu ne damay continuer sama yaram sàmmatul sol dàll. Donc on peut lire dans vos propos que vous n'avez pas jeté l'éponge. Ah non, jamais non man c'est maintenant même que commence ma vie d'acteur culturel man. mais quel est le problème? non problème amu fi xam nga li am mooy dama lancé wu dans la politique je me suis lancé dans la politique mais ni ma lancé wu ci politique aussi ci culture rek laa nekk ndax le parti bi ma créé mooy le mouvement culturel pour le salut du Sénégal fulla ak fayda parti boobu sunu vision gis-gis dañu ne ñun pour développer Afrique ci culture nga koy jaarale te tey ñi ànd ak man ñëpp ci loolu vision boobu la ñu am ak man te vision boobu moom la Nelson Mandela wax moom la Cheikh Anta Diop wax moom la Nkrumah wax moom la Thomas Sankara wax moom la man mi Abdoulaye Mamadou Guissé moom laa wax donc ku fi toog président tamit doxaloo loolu daf la neex rek mais xam nga li war a doxal Afrique li Sénégal li ko war a doxal non du pétrole bi du gaz bi parce que pétrole bi am na lu ko gën a cher mooy culture ak artistes yi créateurs yi li ñu yore moo raw pétrole. mais man bi ma dalee dégg Abdoulaye Mamadou Guissé ba léegi wax jooju da koo téye te mosu cee dellu ginnaaw c'est-à-dire liy doxal réew culture la est-ce que mën nañ ci am quelques détails yoo xam ne tey ku ko dégg xelam dal ne liy doxal réew culture la. mais dama lay jox benn exemple tey dañuy wax industrie dañuy wax sàmm napp mbay mais ñetti levier yooyu xam nga lu ko yore gis nga tey lu tax ñun suñu sàmmkat yi suñu baykat yi mënuñu bay ba raw tubaab bi parce que dañoo bëgg jël matériel tubaab bi di ko bayee mais bu dee ñun suñu culture ñun suñu jamono maam bi ni ñu doon bayee moom la ñu jël jàngal ko jeunesse bi mais aussi baykat bi dañ ko war a tàggat ci làkkam gis nga bay maanaam jàngkat bi baykat bi lu tax mu nekk koo xam ne illettré la mooy bu dee wolof la dafa war a jàng ci wolof semence yi engrais yeeg yooyu yëpp su jàngee ci wolof di bind ci làkkam di ci xalaat mais mbay mi day développé nappkat bi noonu sàmmkat bi noonu donc kon la langue mooy premier véhicule pour développer un pays les langues maternelles mooy langue yi nga xam ne moom la ñu nàmp mais malheureusement fii tey ni nga may posé ni question bon xaw ma ndax wolof nga mais man tey Haalpulaar laa man langue bi may jàng su ma si jàngoon def ci médecine dama ci nekk surloué te langue mooy premier véhicule culture maanaam tey ñun bu ñu doon defaraat réew mi ci langue yi lañu njëkk a defar balaa ñoo demar feneen mooy fondation bi d'abord benn deuxièmement pour développer réew mi dafa am loo xam ne li ñuy wax la perte des valeurs mooy tey da nga gis famille boo xam ne kii tukulóor la papa ji séeréer la yaay ji tukulóor la ñu am doom ji di làkk français léegi
doom jooju lan la mënul indil Sénégal mënul ko indil dara xam nga lu muy def bu màggee sax day dem si ñu defe ne ñoo ñooy mbokkam am déet léegi loolu pays boobu dëkk boobu day nasaxal benn deuxièmement aussi tey immigration clandestine lu tax mu am lu tax gars yi di bàyyi seen réew di sàqi mais parce que amuñu base amuñu soubassement culturel mooy yow li la sa maam jàng sa culture mooy ngor sàmm sa ngor ah sàmm mbaax ah yooyu dunde sa aada ak sa cosaan boo ko doon dundee mais lu ne da nga koy mën a atteindre dans la vie mais léegi nag il reste leneen mooy face ak adduna bi ubbeeku technologie yi bees yi waaye léegi ñun suñu Facebook mënuñu am suñu Facebook bopp olof séeréer tukulóor ah mënuñu am suñu Google bopp d'ailleurs Google olof am na léegi yooyu yëpp bu ñu ko amoon kon léegi li mu lay wax ni culture pour développer pays il faut culture sa culture tey France tey Arabie Saoudite ci langam lay développer mooy arabe américains yi ci anglais ah chinois yi ci chinois espagnol yi ci espagnol waa léegi ñun nan la ñu mën a jël suñu culture sànni ko ci mbalit mi bëgg a développer mënut a nekk mënuñu nekk au rendez-vous du donner et du recevoir bi Senghor doon wax mooy da ngay indi li nga moom tubaab bi indi li moom allemand bi indi li moom ñu weccoo échanger ñun rendez-vous boobu dem na dañ fay dem waaye ñun amuñu yéen dara lu ñu yóbbaale pour échanger loolu moo tax ñu fausser suñu développement tey PSE bi Macky Sall di teg mais su jëlul en compte véritablement aspect yi mu la wax nii mais développement day difficile am xam nga lu tax mooy ndax parce que moom lu mu mënta liggéey nit ñi ñoom seen xel dañ ko façonné ñi mu gouverner yi seen xel dañ leen façonné ci tubaab ci comme ay bàyyi ma ku mel ni yow maanaam ni nga xamee culture ba ci lan nga jubóog le président Macky Sall ba war koo mën a jàppale ndaxte lii nga xam lépp nekkul loo xam ne fii nii pare na pour réaliser ko wala déggaguñ ko. waaw man li ma jubóog moom mooy d'abord dama ko xamal ne te loolu sax yéen laa koy wax parce que mosuma ko wax bon mais parce que jaral ngeen ma wax leen ko parce que d'abord dama ne ko bureau sénégalais de droit d'auteur moo fi amoon le 20 janvier 2008 Ablaye Wade dindi ko Ablaye lu tax mu dindi ko man mii maa tax man maa ko xeex ba Ablaye Wade dindi ko ne ma li nga def wax li nga bëgg dinaa ko def le 20 janvier 2008 Ablaye Wade dindi fi BSDA def fi SODAV en 2013 le SODAV entre en scène léegi SODAV nekk société boo xam ne état tegutu ci loxoom yoonam newutu ci mais ñun acteurs yi droit managers yeeg auteurs yi compositeurs yi ñoom ñoo war a léegi gérer seen droit d'auteur seen banque xaalis bi ñuy liggéey ñu leen koy fay ñoom ñooy xool lu ñu koy répartir fay ko collecté ko dem fay ko acteurs yi léegi nag pour SODAV dem il faut que moom accompagnement le président nangu accompagner SODAV à hauteur de 2 milliards Macky Sall 2 milliards su ko defee ci SODAV man gëm naa ne industrie culturelle day commencer dox Sénégal su ci defee 2 milliards maanaam tey droit à l'image droit d'auteur droit d'interprète yooyu yëpp bu ñu ko commencé di fay ah environnement juridique bi ñu protéger ko ah télé yeeg rajo yi ñu am moyen yoo xam ne de répression ah ba nga xam ne tey jii artiste créateur œuvre am ku ci laal da ngay fay ba artiste itam di mën a dundee ak yam ñu organiser le secteur je pense que loolu bu demee ba nangu ko muy benn deuxièmement mu créer fonds yu bëri fonds cinématographie Macky Sall da ko créé fonds culture urbaine bi fu mu nekk 300 millions la ko defoon 200 millions yi jox na ko mu des 100 millions ak yeneen activité phare yoo xam ne moom chaque année da koy financer ay festival jazz Saint-Louis ak yooyu léegi nag mu des projet yi nga xam ne mu ngi logé wu ministère de la culture te artistes yi pour ñu acteurs culturels yi pour ñu bénéficier il faut des appels d'offres loolu aussi ma laaj ko mu alléger loolu parce que di dugg ci internet bi di wër ay kii non am na lu ko gën a gaaw li ko gën a gaaw mooy am des agents yoo xam ne dañuy wër ci localité yi région bu nekk ñu dem fa xool ñan ñoo fay yëngu ci wàllu culture organiser leen mais ficelé leen ay projet jox ko ministère mu financé ko am déet mais loolu boo dee yow yi xaalis bi yéene nga ko gars yi léegi xaalis bi mën na nekk ministère de la culture di fa nelaw ba at bi jeex kenn du ko utiliser fekk moment boobu acteurs yi ñu ngi dox mel ni ay mendiant mel ni ñuy yalwaan ci mbedd mi koo ci gis yërëm ko war ko jox paas ku ci génn télé jouer Pod et Marichou wala lii wala une maîtresse nga defee ne kii bëri na xaalis boo génnee te rek moom nga bëgg ko yërëm man loolu mooy sama combat tey parti politique bi ma créé sax dama ne la
man su ma sañoon ministre de la culture sax nañ ko dindi parce que ministre de la culture Sénégal amul njëriñ jàppalewul créateurs yi indiwul benn mécanisme yoo xam ne day innover amul loolu tey te encore acteurs culturels yi dama proposé ñu def leen des ambassadeurs parce que tey mënoo jël benn woykat wala benn artiste peintre bu def preuve am wër àdduna bi mais chaque jour buy dem di demander visa pour lan mais jox ko passeport diplomatique moo ko gën a yaayoo non dañu wax di dëgg tey agence bu mel nii nga jël 5 jeunes ci biir ku ne nga jox ko passeport diplomatique mais tey émission bi ngay def fii mun nga dem defi ko France jël fa sénégalais yi jëlaat avion ñibbisi kon boobaa yow soxlawoo daw keneen soxlawul daw mais loolu état la dafa am accord yu ñu war a def culturel mooy sa accord Sénégal signé ak Brésil signé ak France signé ak États-Unis ne leen léegi sunu opérateur culturel yi dañoo bëgg nu leen neexee ñuy dem di ñëw parce que loolu mooy tax sunu économie dox comprendre nga mais loolu yëpp duñ ko def te duñu laaj nit ñi xam nga sàcc ndënd yomb na waaye foo koy tëggee te yenn saa yi damay génn télé sax wax benn idée suba ma gis ñu koy jéem a développé ci réew mi mais du dox parce que boo bëggee mu dox ki ko créé moom ngay woo mu leeralal la te tey am na yeneen yoo xam ne tey pour mettre sur Sénégal nekk am industrie culturelle man de wër na Seydina Mohamed bu ma yaakaar lu yomb la ci man lu yomb la loo xam ne la woo acteurs yi ñu toog waxtaan ci ñu jëfee ko mbir mi leer woykat bi peintre bi réalisateur bi chorégraphe bi su génnee ci biti kat-katam lay dawal yore këram yore njabootam. dégg nañ la Abdoulaye Mamadou Guissé léegi nag li ñu bëgg a waxtaanee moom mooy aspect purement politique c'est-à-dire adduna yëpp xam nañ ne Macky n'a jamais gagné le département de Pikine xam nañ loolu tey jii adduna di xaar benn Abdoulaye Mamadou Guissé ministre quels sont les manquements yi nga xam ne moom moo am ci yow wala manquement bi dafa basé wu ci désaccord entre yow ak le président de la République. waaw loolu man ak maanaam communauté culturelle bi yëpp dañuy wax dañ naan bon jàppale nañu président gagné na susu nag Pikine bi ma dëkk gagné na ko léegi lan la war a jox mais man du ma fonctionner noonu Amar parce que man damay wax ba chaque jour que ne man sama objectif tey mooy bés ñëw ma jiite Sénégal man. mais borom xam-xam moo ko fal foofu santage mais borom xam-xam moo ko fal. waaw dëgg la dëgg la foofu dëgg nga wax. te question boobu sax yi difficile ma tontu la ci parce que quelque part li nga wax dëgg la mais man aussi mënuma du man maay exiger président pour mu fal ma dara su ma falee baax na mais su ma falul aussi yàlla baax na parce que tey jii ñun am nañu ambition tey lu mu dee am nañu ambition ëllëg servir suñu gox wala servir réew mi léegi ambition yooyu man je pense que li ma digaale woon ak président de la République def naa ko. ñëpp xam nañ ne Sénégal ñëpp xam nañ ne jàppale naa ko xeexal naa ko saaga nañ ma ndax moom agressé nañ ma ndax moom def nañu lu ne ndax président de la République léegi nag xëy na bés dina ñëw mu war a xam ne jot na mu liggéeyal ak ñi nga xam ne dañ ko bëgg dañoo bëgg mu am ndam parce que tamit boo falee président ba pare croiser les bras amul njëriñ da nga koy fal ba pare accompagner ko ku ko bëgg a yàqal nga jëlee ko ci yoon bi te man loolu laay def actuellement. Ami TV dafa bëgg am exclusivité c'est-à-dire loo musul wax fenn loo musul toog wax fenn quel est le discours du président de la République avant les élections ba tax yow nga dem ànd ak moom. bon non moom discours am moom dafa xam nga man j'étais candidat man déclaré woon naa sama candidature ba commencé ko dox en France ba les républicains de France bëggoon ma jàppale Laurent Wauquiez bëggoon ma jàppale ñeneen ak ñeneen léegi man bi ma woowee ne ma kaay jàppale ma mais sérieusement amul conditionnalité amul sama diggante ak moom waxtaan nañu en tant que mbokk parce que sama cousin la ñu parce que xam nga loolu aussi dafa am solo ndax maanaam nit ki sa mbokk la xam na la yéen a ngi jokkoo yéen a ngi kii donc Amar man li ma gis mooy mbirum pal yàlla moo ko yore man li ma gis yàllaa ko yore nañ ko bàyyi ci loxoom donc tey budul ci nguuru Macky Sall mën na nekk ci beneen nguur du dëgg. tey jii nga ànd ak ci sa carrière politique nga ànd ak ñaari président de la République di l'ancien président maître Abdoulaye Wade
aujourd'hui nga ànd ak son excellence Macky Sall tey jii mën nañ xam la différence waaw mais xam nga man parfois sama wax du neex côté boobu parce que Ablaye Wade c'est le maître ñun moo ñu jàngal mais tamit lim ñu jàngal dafa am loo xam ne man mii su ma ko jàngalee Amadou Seck mii xëy suba teel li ma ko jàngal ma bëgg a def neneen moom ci boppam day bañ dafa naan ma ah maître man de lii yaa ma ko jàngaloon parce que Ablaye Wade man moo ma jàngal ni démocratie amul mag ñëw jël rakkam teg ko fi wala papa ñëw jël doomam teg ko fi moo ma ko wax démocratie amul loolu moo ma ko wax mu ne ma foo gisee loolu bañal ku munta doon bañal ba tëdd suuf waa léegi kooku formé bi nga xam ne maa ngi am ay 15 ans ba ma actuellement may magum jëmm am jabar amay doom dem fekk fu ne Abdoulaye Wade day dem Versailles ma nekk Versailles maa ngi moom fu ne fekk naa ko fa mu may liggéeyloo ma koy liggéeyal fayuma ndax xam-xam laay sàkku ci moom jàngal na ma politique xam naa yoonu politique mais kooku ma xëy suba teel man sa bopp ma toog moom ne ko sa doom ji Karim Wade maanaam bokkul ak ñun sax cosaan ak culture ni ñu gisee bokkul moom tubaab la tey Karim bu neen France lay politique billaay day réussir man maa la ko wax fii. donc vous allez tenir ce même discours avec Macky Sall. tenir avec le président Wade nee naa ko. mais vous devez le tenir avec le président Macky Sall. non defal ndànk ma wax la Karim j'ai dit au président Wade Karim mënul nekk candidat mais bi mu insisté def ko candidat mais accompagné nañu Karim accompagné ba élection yi di jege ñu ne ko nag léegi des na 3 mois mais nañu wut candidat mu bañ mais man ci laa def appliquer li ma jàngal ma dem insister sama candidature Macky Sall woo ma Macky li ma woo d'abord njëkk na ma gërëm ci loolu njëkk na ma ne nit day gëm boppam parce que loolu lañ jàng ñu ñëpp ci Wade moom loolu la jàng ci Wade moo tax bi mu demee ba jaaxle génn parti Wade dem créer parti am gagné Ablaye Wade donc jamono di dox comme li nga ko wax léegi ñuy wax problème Macky Sall ak Aliou Sall du loolu nga wax mais loolu dama lay firndeel dara rek lu gàtt xam nga Ablaye Wade moom nee nañ ko génneel sa doom fii mu bañ mais Macky Sall bi commencé coow li commencé rakk ji caisse de dépôt la nekkatu fa léegi da nga xool ndax Ablaye Wade Macky Sall dina falati rakk ji Aliou Sall fenn parce que nit ñi dañ koy wax te li ñu koy wax aussi da koy appliqué parce que àndandoo bu la mënul jëriñ mais jarul ngay ànd ak nit ki man Macky Sall su ma ne ko bàyyi lii mu ne ma loolu dama koy def sama rakk moo may succédé su ma fi jógee moom mooy nekk président mais dama koy bàyyi Macky Sall su ma imposé Aliou Sall ma bàyyi Macky man maa la ko wax ba pare xeex ko yaa ngi may dégg est-ce que xam nga maa ngi koy wax ci télévision dama ne la man Macky Sall moo bëggoon imposer Aliou Sall ma ba ko donc comme parce que man dama xalaat suba bu ma yoroon réew mi wala ma nekk premier ministre mais du ma jël sama rakk wala sama doom bëgg ko imposer Sénégalais yi du ma ko def parce que xam naa ne démocratie dafa laaj ay jéegu yu mag Mandela def na kaso 27 ans génn yore réew ma musul jël rakkam wala doomam def ko ci gouvernement bi muy dem partem joxu ko rakkam joxu ko doomam daf ko bàyyi ak ñeneen ki mu ko bàyyil santul sax Mandela bokkul ak moom dara tey loo ci gis ANC mooy parti bi gën a mag ci Afrique donc erreur boobu te man jàppuma Abdoulaye Wade dafa def erreur parce que Abdoulaye Wade mag la man xam naa ko moom décidé wul Abdoulaye Wade bind yi ñuy bind moom bindu ko signé wu ko man xam naa loolu c'est que gars yi mënuñu ko comprendre intellectuel bu mag la moom du def erreur Abdoulaye Wade du juum. Abdoulaye Wade du juuma acca mbokk yi mu ngi noonu yéen a ngi suivre seen émission lu ay di jàmbat tey jii ñu dalal Abdoulaye Mamadou Guissé yor parti bii ñuy wax MCSS mouvement culturel pour le salut du Sénégal fulla ak fayda tey jii ñu dalal ko fii ci këram bëgg a waxtaan ak moom ci lu bari xam naa ne lii def ci mag bi xajul ci li waaye dinañ ci profité sur l'occasion parce que gëj nañ ko gis namm nañ ko surtout nag waa Pikine tey jii bëgg nañu xam lan mooy say ambition politique présentement fii ñu toll nii. bon man samay ambition politique nii sax waa Pikine dañ may woo di ma waxu mairie de Pikine mais man dafa am loo xam ne dafa ma dal Pikine parce que Pikine dama def lu ne pour jël Pikine pour gagner mairie bi liggéeyal waa Pikine mais ma gis Pikinois yi dafa mel ni yeewooguñu dafa mel ni dañuy nelaw yeewooguñu te man pour man ku dëkk Pikine warul nelaw ndax Pikine mënoo wax ne chaque fois koo xam ne dafa ñëw waliyaan rek nga ñëw jël Pikine loolu la Pikine waaye war a bàyyi moo tax pour mairie Pikine bi moom man maa ngi xoolaat mais man sama ambition bi gën a mag
mooy présidentielle 2024 te loolu dama la koy jox exclusivité man je serai candidat en 2024 parce que man moom laay liggéey véritablement sama projet politique bi gën a mag sama projet yi nga xam ne professionnels yi maa ngi koy teg di si liggéey mais ambition bi ma gën a am boo xam ne moom laay liggéey fas yéene 2024 nekk un candidat boo xam ne day ñëw parce que jot naa xam Sénégalais yi lu ñu bëgg parce que Ablaye Wade jaar na fi Macky Sall jaar na fi donc xam nañu opposition bi gis nañ leen ñoom Sonko ñoom gaa yooyu gis nañu ay teesantekat ñoo fi nekk ay saagakan si saaga Sénégalais yi ñoom bëgg nañu yar ak teggin Sénégalais yi bëgg nañu loo wax nga def ko Sénégalais yi bëgg nañu aussi ku leen fajal ndóol bi fi nekk manque emploi bi santé bi yooyu yëpp mais aussi Sénégalais yi bëgg nañu seen culture te man culture bee tax may dox man culture moo tax may dund de tey culture bu amatul woon man yàlla bu ko neex sax mu yóbbu ma parce que amatuma njëriñ ci àdduna amatuma fi soxla dañu wax ni dëgg man culture moo ma gën a religion moo ma gën a loo gis parce que man gëwuma yeneen yi man yu ma gëm mooy culture laa gëm man jullit laa damay wax dëgg yàlla rek moo ma sàkk gëm naa yàlla am na yonent bi am na yooyu am na mais man gëwuma maanaam li ko nit ñi tee religion man pour man nit jaamu yàlla doy na quoi yeewu julli say waxtu am xol bu set di def li nga respecté doomu aadama yi mais li nga xam ne tey mooy tax nit ñi di dund nit ñi di liggéey di am xaalis mais loolu ñu tëj ko ràpp ñu ne jeunes yi duñ ko jëriñoo tey gis nga ma wax la culture moo mun a agence de management comme ami bi agence de management international mais agence bi mun na créer 5000 personnes yoo xam ne ci benn comme ñu ne la yëmbal rek créé na fa 5000 emplois yëmbal parce que li ma xam naa ko parce que management muy métier boo xam ne tey nga am benn spectacle ñu ne la am nga Wally Seck am na concert Malika mais kii mën na embaucher 500 personnes loolu imaginez dans le mois nga am ci ñaari programme tu as 1000 personnes yoo embauché kon donc c'est donc d'ailleurs sax Europe dañuy wax industrie culturelle parce que Europe fu loolu rek moo fay joxe alal Europe leneen joxe fa alal américain bu rappeur américain bi gën a tuuti moo gën a riche sunu président yi africain yi image am kenn du ko laal waxam dañ koy jël jaay buy nelawam dañ koy jaay bu yeewu day buy wax dañ koy jaay waa léegi ñun lu tax ñun suñu artistes yi suñu créateurs yi ñu am lépp te ñu banaliser ko pourquoi. waaw mais tey jii dañoo tenir benn discours boo xam ne benn waxtaan woo xam ne tamit boobu bugguma tamit ngay waxtaan comme un citoyen ordinaire vous représentez quelque chose dans ce pays c'est-à-dire lan ngay wax le président Macky Sall loo xam ne tey amul raay amul dara ndax tey yaakaar na lii ngay wax sax il est le président de la République mais gënuloo ci xam lu bari. waaw non man li may wax président mooy quand même na gëstu culture bi parce que PSE pour man PSE bi foofu la amee problème parce que PSE bi pour mu appliquer industrie culturelle yi am ci Sénégal pour ñu jox leen ay financement accompagner leen mais pour man Macky Sall loolu mooy combat am te man dama gis defu ko parce que nag boo xoolee Macky culture bee ko fal soo xoolee artistes yi ni ñu ko campagnale woy yi ñu ko woy xale yu ndaw yu tuuti yi artiste peintre yi kii booy yi def kiiwu graphie yi nu mu tuddee di mooy kii miir yi mais ñooñu ñëpp tey dañoo contribuer ci élection Macky kon tey culture bi moo ko élire Macky Sall xanaa xamoo population bi du ñoom ñoo ko élire de mais population bi acteurs culturels yi ñooy leen yee dañ leen yee wane réalisation am wane nit ki mooy kan te loolu culture rek nga mën a def léegi nag ku mel noonu nga xam sa dëkk am na potentialité gis na ñoom tey Coupe d'Afrique bii ñu dem nii mais tey jii maanaam fii ak vendredi rek mënoon nañ ci liggéey sur le plan culturel loo xam ne ñëppay xam Sénégal ci àdduna bi mais defuñu ko mais loolu nag parce que ñi ko wër président maanaam ñi yëngu ci culture wër ko amul xam nga loolu aussi dañ koy wax Amar c'est que lépp lu moom parce que boo bëggee jël lépp moom yaa ngi ko bëgg a def yàlla te du yàlla nag nit la dafa am ñu koy wër kii yow yaa yori lii man tey su ma doon président Sénégal ma woo Amadou Seck ne ko yow yaay sama conseil culturel mais man dama gëm ne Amadou mii dina liggéey boo xam ne parce que xam naa ne moom su ma yeewoo sax mu indil ma dossier dafa ma ko daf may taxaw président dafa lii dafa may taxaw ragaluma
lu jàppee wu ma yàlla daf ma jàppee rek koo xam ne maa ko yilif waaw kilifa mais loolu ñi nekk ak président Macky Sall bu ñu ko defoon ci wàllu culture bi kon culture bi weesuwul Sénégal Seneweb ak yooyu te tamit loolu bëgg naa ci liggéeyal ak Ami TV parce que Ami TV man pour man dynamisme laa ci gis xam nga dynamisme mooy maanaam amu leen moyen mais yéen a ngi def loo xam ne tey moom la télévision yu mag yi waroon def non sérieusement c'est pas pour vous jeter des fleurs mais dynamisme bi ngeen di def nii boo leen ko continuer da ngeen ci gis seen bopp moo tax man mu bëggoon def ak yéen partenariat gagnant parce que tey yéen a ngi def ay émission te am na ay sociétés yoo xam ne dañu bëgg a feeñ dañu bëgg am visibilité boo leen demee ci ñoom tey def ay émission ut sponsoring ñu xam ne site bi la ñuy jaar te ñoom leer na site bi parce que nag xam nga site lu ciy jafe site yomb na mais site boo xam ne tey jii liñ ciy bind tubaab la liñ ciy bind loo xam ne la nit bu ko dégloo dina xam ne lii information la loo xam ne aussi ay professionnels ñoo ko liggéey mais bokkul ak li nga xam ne tey maanaam buñ ci bind sax da nga xam ne ñii ko bind nii mënuñu français wala mënu làkkuñu wala li ñu di liggéeyuñ ci. dëgg la te am na tamit yeneen projet yoo xam ne mu ngi ci site bi parce que comme li ma la wax langue nationale yi mu ngi ci am na émission yoo xam ne bëgg nañ ko def pulaar fii en France te yëpp dañ ci bëgg liggéey ak Ami TV donc loolu muy muy information boo xam ne dama la koy jox aussi. monsieur le président ñu kontaan trop tey jii lan laa la laajul loo xam ne bëgg nga ko wax. non man pour man laaj nga ma xanaa xëy na laajam sama diggante ak Amadou rek xëy na xam moom sama doom la sama lépp la maa ko formé bi muy xale ba léegi mu xarañ lool comme li mu la wax nii am na diplôme yi mu war a yëpp ci OMART diplôme de management donc aussi yàgg na dem mission yu bëri fu nekk dëkk bu ne dem na fa te lii da ko maîtriser quoi lii muy def nii da ko maîtriser dama ciy faral sax di waxtaan ak ay nit yenn saa yi ma ne leen ñun booy yi ñu formé sax ñoo mun gaa yi ngeen di gis ci télé yi ñu taxaw parce que yemuñu daal formation waaw te bu neexee yàlla na ci def ndam parce que nit moom boo nekkee bàyyi fàllu nit di ko liggéeyal te ñoom li ñu doon liggéey ak man sax moo metti parce que parfois moom dañ ko doon jox scooter pour mu ci dawul def say course am mais saa yi sax xaalis bu amul mooy dem jël xaalisam jënd carburant def si dem jëli artistes yi fii nii dem daanaam bénévolat la doon liggéeyee donc te dem na ba takk jabaram ba def lépp donc ma koy ñaanal yàlla rek yàlla def ba dem def lii lu ba mu weesu njortam parce que yàlla mun na ko te moom aussi liggéeyal na ma ko waaw donc te man damay faral di wax rek li philosophie Serigne Touba ku ma liggéeyal keer ma fay la guddi man loolu laa gëm quoi man aussi dama naan ku ma liggéeyal keer rek yàlla na la fay guddi parce que culture moom lu fen